simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak ponk yi ca gën a fës fee ca Touba Wakam ndox ma nag moo sonal askan wi ñu ne la ko waral fi ndox mi jaar fa la ñu soppali ab sën ba noppi itam jël suuf jal ko fa loolooy tax ndox ma jàllut bay dugg ci kër yi jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox mi Serigne Mbaye Thiam moo ko xamle amal faab tukib nemmeeku ni daañ ci defi daan bu fekkee sax itam dina ko jar moom Serigne Mbaye Thiam itam doxantu na ba Bambilor ànd ak ay naataangoom yu nguur gi jébbal njaalam ñaari waxambaane yi ñàkk seen bakkan ci taw bi amoon taw bi am itam ci Ndakaaru am ci gox yu bëri foofa itam ci diwaanu Saalum sax am na itam beneen gune gu jigéen gu ñàkk ak bakkanam ba tax na sax ñu daal di def samp ab laaj ci mbir moomee ana lan moo ko waral tontu li ci kanam tuuti ak ku xam-xamam màcc jëm ci wàllum dëkkuwaay ak Maguette Gueye mi def gëstu bi beneen ponk mbokk yi Jacques Diouf jamono ji jébal nañ ko boromam mu nga tëdd ca sëg yu Caaka Njaay ca ndax géej ga mu fekk baax moom Jacques Diouf tey ji ci suba la ñu doon amal ab levée du corps ci teewaayu jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir réew mi seede yi nag doon benn doomu Sénégal kilifa gu mag moom moo génn àddina beneen ponk mbokk yi muy itam parti démocratique sénégalais xam ngeen ne coow bari na gannaaw secrétariat national ak coppite yéen ci andi ñenn ña fëgg seen gémmiñ ne lu ni mel duñ ca ànd ndawi parti boobee nag ñoom daje nañ daal lu ñu wax rek mooy dafa am ñoo xam ne dañoo ne ci biir parti bi te bëgg koo tas kañ ca joxoñ baaraamu tuuma nee ñu Oumar Sarr ak ñoñam nem nag gune yooyee nee ñu duñu bàyyi dara mu sedd Oumar Sarr itam sànq ña nga doon daje ak taskatu xibaar yi Abi Faye dinañu andil la fa tukkee gëstu bi jëm ci wàllum tàggat yaram ak fii ci Ndakaar la ñu gis rek mooy lu jëm ci wàllum ngeen baal ma infrastructure yi jafe-jafe yi dafa bari jafe-jafe yooyu nag tax na rek ba lu jëm ci wàllum sport bi day am lu ca sooxe stade yi defar geek defaraat moo ëpp daanaka lu muy dox ci kanam ak gëstu beeg taxaw seetlu beeg Ousmane Diallo mbokk yi li mooy ponk fi gën a fas ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. leen ci seen safo ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi mbokk yi dañ koy doore ak taw beek jafe-jafe ya mu andi Touba Wakam loraange ga la mu aju rek mooy ndox mi taa ci biir kër yi ak diwal ba ci mbedd mi jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox mi amal fa tukkim nemmeeku ni bokk na ci la ko waral fa ndox may jaar la askan wa sakk def ko sën di fa tuur mbalit ak di fa sëf ay doj ak suuf loolu dak tax na jëwriñ bi di Serigne Mbaye Thiam ne mbir mi daañu ci def yi gëstu xool ñi amal lu ni mel bu ajooy daan ñu teg leen ko tey ba muy amal tukkib nemmeeku bokk na ci ñi gunge Jaxyetu Fall ak Jafara Ba nekk ci rédaction bu télévision Futurs Médias. ab situation bu doy waar moo am ca quartier Touba Wakam ña yeewoo ci bile gox sonn loolu ndax ndoxum taw yi lu waral li ni mel canal bi nga xam ni fa la ndox mi daan jaar moo daal di bouché ñu gis ci ay mbalit ak itam ay suuf yañ te sotti ba tax ndox mi mënul jàll dugg seen biir kër yi ñoom ñi fay yeewoo jàpp ni li ni mel benn promoteur immobilier moo ko daal di def li ni mel nag mer lool ki nga xam ni mooy ministre bi yor wàllum eau ak assainissement. ñu gis ne bi ñu ñëwee canal bi nga xam ne ndox mi fa la daan aw parce que yoonu ndox moom ku ko fatt tamit ndox mi daf koy essayer utaat canal boobu ñu gis ne que ne dañoo jël ay lu nekk daal def nañ ko ci def nañ ci suuf di ko fatt biñ koy fattee nag loolu moo indi ndox yi dugg ci kër yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër. loolu ci fanweeri million ak juróom lañ koy defee waaye loolu liggéeyu ndagandiku la pour que ndox mi continuer. engagement yi nga xam ne Serigne Mbaye Thiam def na ko neex na loolu ñuy yeewoo ci bile gox ñuy ñaan ñu jël ay daan yu metti teg ko ñi nga xam ne ñoo fay def ñaawteef yooyu la. ni ñu constaté démb mosu fi am. démb wax dëgg si yàlla ñun amuñu fu ñu jaar amuñu fenn foo xam ne nit ñi mën nañ fa dem kër yi seen nit ñi seen biir néeg yi ndox yaa ngi fa. li ci des nag mooy ku ñu jàppale pour génn wàkkil ñu canal bi ba nga xamante fi ndox mi daan jaar mu fay jaar. bu ngeen ko defee de wax dëgg si yàlla nañ leen sant gërëm. ONAS moom daal di génne enveloppe bu toll ci 35 millions de francs
ngir defaraat li nga xam ni mooy canal bi ba ndox mi mën a jaaraat ci yoonam. solution bi mooy il faudra que ñu ubbiwaat canal bi ubbiwaat ko pour ndox mi jaar fi mu doon jaar. non travail pour l'instant ñuy def mooy emprise canal bi pour l'instant ñun la ñuy ubbi. la ñuy ubbi complètement pour ndox mi mën a jaaraat yoonam maintenant pour mën a dem géej au moins ñu mën a préserver en attendant comme ministre bi wax de trouver une solution définitive. laataa muy dem moom ministre bi ñu dénk wàllum ndox ak assainissement ni dina ubbi ab enquête ngir situer responsabilité yi. Ariatou Fall moom mi Serigne Mbaye Thiam itam dem na fële ca Bambilor xam ngeen ne itam foofee taw ba indi na ay loraange ndax ñaari gune yu góor dañ caa ñàkk seen bakkan ndox ma daal moom moo leen faat jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox mi ak assainissement moom nag moo jiite délégation bi nguur gi yebal foofule ba mu demee itam jébbal njaalam njabootuk ñooñee kenn ku ne jébbal nañ la $1 million ngir rek jaxale la sa doom jooju nga ñàkk. Serigne Mbaye Thiam la ñuy teewloo ak Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. élément bi jàppandiwul du ñàkk ñu dellu siwaat ci ñu des ba tey ci nawet bi ak beneen ab loraange ci diwaanu Saloum xam ngeen ne bokk na ci gox yi ndox mi gën laal benn gune gu jigéen moom it ñàkk na bakkanam ca gox bu ñu naan HLM Sara moom nag courant moo commence ndax ba taw ba mu sewetee dafa dem rek ca kaw terrasse ba di jéem a jàllale ndox ma fa taawoon foofee la ko courant ba maas mu daal di ñàkk bakkanam fi saa si moom jege maar boobu mi ngi doon wuyoo ci turu Daba Kama moom nag dëkkul foofee mi ne daan doole lam dafa ñëwoon doon liggéey ca kër googee ba borom bi ñëw ak coobareem lu ci mën a am néewam yóbboon nañ ko ca morgue hôpital régional bu Kaolack kër Ngori la fekk baax foofee lañ ko fas yéene jébbale boromam du ñàkk itam ñu ñëwaat ci wala boog rek ñu jaajëfal Ibrahima Diame ma ñu toogal foofee ca diwaanu Saloum taxaw seetlu bi ci mbënn mi ñu ne nag daanaka at mu jot ci waxtu wi rek xel yépp ak fit yi day dem naam ndox la ñuy ñaan waaye bu yegsee rek jafe-jafe yi tàmbali ci askan wi muy mbënn mi ak yeneen ya cay topp ki xam-xamam màcc jëm ci wàllum dëkkuwaay ne nag faaw rek ñu xoolaat mbir yooyu lee fexe rek ba daal di taxawal foo xam ne yoonu ndox lay doon wala itam bu nu fàttee yoonu ndox ñu xàllal ko weneen yoon wu mën a jaar Maguette Gaye Pape Sangone Mbaye. lu bari ci goxu Sénégal yi nekk ci biir ndox mi jóge ci taw yi fi jot a wadd bis yu ñu génn loolee juraat ay inondation yu ñu mën a wekk ci cause yu bari. inondation yooyu li koy waral mooy manqué ay jumtuwaay ci biir taax yi maanaam lu mel ni canal pour yóbbu ndox mi évacuer ndox mi dafay jafe dëkk yu bëri amuñ canal même Dakar gi li fi doy nekk ci canal bariwul. bokk na ci aussi maanaam wàllum planification naka la ñuy defee ba def ay tëralin yu nga xam ne sunu dëkkuwaay sunu taax yi noonu lañ koy tabaxee. dafay am ville yu nga xam ne sax duñu am plan directeur d'urbanisme waxuma la ak plan directeur d'assainissement. te loolu nag boo ko sóoraalewul nga dem dëkk fu nga xam ne leer na fii place su ndox la. amula jumtuwaay forcément inondation day am. su weesoo coowal assainissement bi gox yu ci bari ñu ngi jànkonteel problème mu aménagement ni ñu tëggee yile gox méngoowul ak ni ñuy dundee. sunu dëkkuwaay nuñ koy tabaxee du méngoo ak ñun sunu aada ak sunu cosaan te loolu jafe-jafe la te nit ki nag booy defar ay mbir pour yow da nga ko war a def mu méngoo ak yow ni ngay dundee ni nga bëgg mu nga xam ne dana am maanaam dëkkuwaay bu baax nit dina fa mën a dëkk mu méngoog yow say cosaan ak say aada. même mbedd yi nuñ ko tabaxee méngoowul ak ñun sunu cosaan ak sunu aada. defaraat gox yi xool nu ñu leen di wutalee système de canalisation bu mucc ayib mën naa nekk jéego bu njëkk ngir lijjanti bi les problèmes. defar ay plan yoo xam ne dafay évacuer ndox mi il faudrait loolu mu doon lu nga xam ne force dañ koy def ci ville yi. beneen bi mooy il faudrait ñuy éviter di jël fu nga xam ne bërëbu ndox la ñu koy ñëw sëkk pour jox fa ay nit ñu dëkk parce que kat ndox boo ko toxalee fu mu war a jaar rek mu dem jaar feneen. gannaaw projet yu bare yu autorités yi sumboon ngir jëlee fi mbënd mi inondation yi mi ngi wéy di ub bopp sénégalais yi daanaka benn gox muccatul ci lu ni mel.
Maguette Gueye ndox moomee ak la mu jur bokk na ca ñaari bakkan ya faatu fële ca Mbambilor ni ngeen ko waxe woon muy ñaari gune yu góor kenn ki am fukki at ak juróom keneen ka fukki atam matul lu ci mën a am jëwriñ bi ju dénk wàllum ndox mi jiite délégation bu nguur bi jébbal ab njaalam ba noppi itam ni dinañu gën a gëstuwaat waaye itam gën a taxaw ci mbir moomee ñu teewlu Serigne Mbaye Thiam ak ñu toogal ca Mbambilor jàpp Tëngéej di Ousseynou Thiam. tànk yi ñu indi tey fii Mbambilor ci tànk loo xam ne dañ koo dox ci ndigalu président Macky Sall la ma téléphoné ne ma na nga dem Mbambilor soo demee na nga yóbbul suñu njaal waajuru Mouhamadou Bamba Diop am fukki at ak juróom ak waajuru Mas Sakho Diop am juróom-ñetti at te ndox mi yóbbu leen démb waaye su weesoo loolu ci suñu taxawaayu ministère bi yore mbirum ndox mi ak assainissement tamit dañ fay ñëw pour xool li nga xam ne moom moo am ànd ak technicien gouvernement bi yëpp pour que xool boobu ñu jël ci ay njàngat ñu wax leen ñoom ñu gën fee dellu si gën koo xóotal pour seet li nga xam ne moom moo am lan moo ko indi ndox mu bari moomu ci diir bu gàtt te mënul a dem ak yan saafara lañ ci indi. ñoom suñu defee liggéey boobu lañ koy jébbal gouvernement bi mu seet nag ci ay programme am nan la koy defee pour que loolu mu nekk loo xam ne lii dootul am fii ci Mbambilor. addo jébbal nañ ko boromam ca sëg yu Caaka Njaay ca Ndax Géej moom Jacques Diouf jiite woon fii FAO xam ngeen fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne ca la génn bakkanam ca la ñàkk bakkanam fële ca diwaanu France ca lañ ko andi nag tey ji ci suba ci levée du corps bi kàdduy seede yi benn la doomu askan wi moom la ñu ñàkk. teewaayu kilifa yi askan wi di wane ne moom Jacques ku màgg la nekk nit ki nga xamante ni nangutoon a fësal boppam ci yu bëri mu mel ni kon ñëpp a ko seedeel li ni mel waa FAO delloo ko njukkal foofu lee nga xam ne sax jot na fa liggéey wu am solo ab engagement bi ñu jàpp ni amut fu mu yem. Jacques ab diplomate bu mag la woon nekkoon itam ku am gis-gis. wante itam politicien bu mag boo xoolee sax moo jot a organiser réunion bu gën a mag boo xam ne musuñ ko amal lu jëm ci wàllum alimentation wàllum lekk wante itam ak mbay daanaka àdduna bi yëpp ñoo ci doon xalaat jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund nag ci àdduna bi jëm ci wàllum malnutrition. de la faim et de la malnutrition. Jacques Diouf nekkoon koo xam ne kii lépp lu jëm ci mbayu Sénégal da ci doon dugal loxo parce que moom dafa gëmoon ne. pour que ñu mën a jëm kanam ñu réew Afrique yi comme ni ko ay Amérique defee ay France ak yooyu il faut que ñu jaar ci mbay mi comme ñooñu niñ ko jaaree woon. ci turu xarit yi la wax ñi nga xam ne ñoo ko gënoon jege moom Jacques Seydina Omar Sy ne dénk na ko yàlla nee na itam jëf yu baax du mës a nul moom mi fi nekkoon ambassadeur ne moom Jacques ku discret la woon. li nu wax yëpp dañ ko xalaat di ñaanal Jacques rek foo muy làqu. yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla yërëm. Fama Diouf mooy doomam bu jigéen bu mujj nee na nag buy wax ci baayam ab fierté lay am te nee na sax itam lim fi jot a tabax daañu fexe ba yeggali ko. papa bu baax la papa bu aar c'est bu jub aussi très respectueux et tout ça très généreux et aujourd'hui ce qu'il a accompli ce qu'il a commencé nous on doit la finir. nguuru Sénégal delloo itam. hommage bu mujj moom mi fi nekkoon directeur général bu FAO. Jacques Diouf doonoon na militant boo xam ne la ko gënoon soxal rek moo di àdduna bi anam ba muy doxee mu jaar ci yoon. bu weesoo li nga xam ne moo doon liggéeyam Jacques dafay nit koo xam ne nit ku baax la nit ku dal boo ko gisee reetaanam ak ay bëñam ngay jëkk a gis. mu daal di génn àdduna nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août. moom njiitu réew mi Macky Sall ak Alpha Condé ñu ne bi loolu xewee daanaka def nañ seen kéem kàttan ba lépp rafet Jacques Diouf dëddu na wante lim fi jot a tabax dana des danañ ko denc nag ca sëg ñuy duppee Caaka Njaay nekk ca Saint-Louis.
yal na suufas caaka njaay woyof si kawam borom bi jëggal ko bépp jàpp bàkkaar ak képp ku mu fekk barzak. ñoo wéyal xibaar yi wax ci leneen muy mbiram juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yi Ousmane Sonko nag na mu ko waxe woon noonu la ko defee moom député bi itam nekk njiital Pastef tey ji suba la jël ñaari plainte muy kalaame gu mu kalaame benn ba nag mi ngi soxal Mamour Diallo nekkoon fi ay jamono directeur général bu domaine, beneen ba nag nga soxal commission d'enquête parlementaire di naataangoom yi nekk ca pencum ndawi réew ma. dañuy teewlu kenn ci ña koy layool ba nu génnee ca bureau doyen des juges. am na lu ñu denk taskatu xibaar yi. Il y a le délit d'escroquerie portant dafa am ay délit yoo xamante ni dafa ñeel alalu moomeel gi loole nag ñu ci joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom moo di Seydou Sarr ak itam ki nga xam ne moom moo di Almakham mu am itam ab délit de complicité d'escroquerie loole nag ñu daal di ci rek joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom moo di Mamadou Mamour Diallo Maysa Ndiaye ak itam ki nga xam ne moom moo di Almakham am itam leneen loo xamante ni dafa ñeel ba tey alalu bokk moomeel gi loole nag jëm ci wàllu lubalu koppar ki jiite lu ni mel nag di Mamadou Malick Diallo Maysa Ndiaye ak itam ki nga xam ne moom moo di Almakham boo tënkee loolee nag ñu daal di sukkandiku ci article 2 bu code de procédure pénale bu article 77 nga xam ne day wax képp koo xamante ni rek takkal nañ la ci mbir boo laalewul am nga droit daal di rek dem ci kanamu yoon waaye itam daal di lëkkaloo ak partie civile loolee lépp nag nga daal di koy jébbal ci juge d'instruction mu mel ni monsieur Ousmane Sonko nag li nga xam ne moom moo di waru garam rek la def ñaareelu plainte bi nag nga xam ne daal nañu koy déposé ci même cabinet bi nag loolee nag ñu ngi ci rek waxal yenn ci ay membres yu assemblée nationale nga xam ne ñoom ñoo doon càmbar commission d'enquête bi ñu mën cee lim ki nga xam ne moom moo di Aymérou Gningue moom moomee sax moom moo nekkoon modérateur bi ki nga xam ne moom moo di Cheikh Seck moom nag moom moo doon jiite boobule commission ak itam ki nga xam ne rek moom moo di madame Ndiémé Ndiaye Ba. sont des compatriotes. mu nekkoon maître Khoureychi Ba kenn ci ñiy layool Ousmane Sonko ñoo woyal xabaar yi wax ci leneen muy aax li nu bokk nag tey ji wàcc nañ ci mbeddi centre ville yi ngir rek indi ay leeral ci concept bu bees ba nu defati muy Occupy Sénégal la ñu bëgg rek nee ñu ak leertu ci lu jëm ci sunuy ressource muy pétrole ak gaz bi ñoom ñi bokk rek ci plateforme bi noonu ngeen ko gisee dañoo jël ay flyers di ko jox askan wi yooyu flyers nag ñu indi ci ay leeral ci Occupy Sénégal lan moo ko tax a jóg ak itam lan mooy njariñ la. ñu wéyal xibaar yi wax itam ci lu jëm ci wàllum politique UJTL ak MEL ñaari bànqaas la yu bootu ci parti démocratique sénégalais ndaw ya ca nekk bokk ci parti bi itam wax nañ ci coow la juddu ca biir parti ba la ñu gis mooy dafa am ñu jóg bëgg yàqal parti bi bëgg ko indi ay jafe-jafe kañ ca joxañ baaraamu tuuma nag di Oumar Sarr ak ñoñam gune yi nee ñu takku nañ ba dëgër duñu bàyyi kenn di salfaañe lanu liggéey dañ ci ànd ak Cheikh Diop ci gëstu bi. lii doon ab jàmmarloo bu door UJTL ak MEL nag jamono yi daal dinañuy dëgmal Omar Sarr ak i ñoñam ñii lee nga xam ne jamono yi féewaloo daal dinay dox seen digganteeg Abdoulaye Wade. parti démocratique sénégalais defe naa maître Abdoulaye Wade bi mu koy sanc tàgguwul kenn dafa yëgoon coono askanu Sénégal ba tax mu songoon combat bi ne serait-ce que pour libérer le peuple sénégalais. kooku nag defe naa tey boo bëggee ñëw nga ne ko da ngay xeex ak moom combat boobu yaakaar naa dañ koy tuddee prématuré wala mu nekk morne. gis nañ que ni ñu ngi taxé maître Abdoulaye Wade de tous les noms d'oiseaux tey li leen waraloon ñoom groupe boobu mooy delloo si seen xel te delloo si respect ak considération bi nga xamante ni le frère secrétaire général national maître Abdoulaye Wade moom la mérité ndax jox na leen lu nekk. Omar Sarr numéro 2 bu PDS ba woon ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ñoñam nag jamono yi dañoo dàq seen bopp ci li nga xam ne rek moom moo di parti bi bu ñu sukkandikoo ci ndaw yi lee nga xam ne jamono yi li ñu bëgg moom moo di ñu daal di leen di audit ci li nga xam ne moom moo di gestion bu bile parti. juróom-ñaari at ku ko yor kër war nañ la auditionné war nañ xool nga wax ñu nan nga yoree woon parti boobu te aussi ñuy appeler le parti pour mu convoquer d'urgence ces instances ñu constater démission wam moom ak ñamu àndal parce que nag buñ la dénkee cër nga démissionné defe naa
parti bi moo habilité pour constater démission boobu ñu ngi leen di laaj si loolu aussi ñu ñëw dajo ñu woot parti bi woote pour ñu constater démission boobu. ay lënt daal di am ci wàllu wi ba tax ndaw yi lee daal di ciy toftal ne Omar Sarr ak ñi ñoom jamono ñi dañoo lëkkaloog ak ñi nga xam dañoo lëkkaloog ak régime bu Macky Sall ñi li ñu bëgg moom moo di daal di déstabiliser PDS. et qu'est-ce qui nee nañ dañuy def comité d'initiative pour la refondation du Parti démocratique sénégalais ak ay nit yoo xamante ni sax ñun jàpp nañ que ni ba ñu jógee Parti démocratique sénégalais yàgg na tey nit yooyu la ñu jéem a dekkalaat ñooñu la ñu bëgg a àndal pour def comité d'initiative boobu ñu leen di wax que ni rek Sénégal fi mu toll ni dépassé nañ période théâtre. membre yu mel ak itam UJTL jamono yi nag ñu ngi xippi seen ay gët di xool ana naka la Omar Sarr ak ñoom di doxalee ñi le daal di addu itam ci defaraat bi nga xam ne Abdoulaye Wade daal dina koy defaraat bi le parti ba tax ñu ciy toftal ne lii lu jaar yoon la. Cheikh Diop Oumar Sarr mënu joxoñ baaraami tuuma moom ak ñoom tey jii ci ngoon itam àddu nañu la ñu wax rek mooy mere lool ñenn ci doxalinu biir parti boobee ka ca booba di Oumar Sarr nee na ba tey rek moom mooy numéro 2 bu bile parti mu ne nag jamono ji ñu toll il faut faaw ñu xoolaat mbir mi muy sàkku rek ci libéraux yi maanaam naataangoom yi ñu fexe rek ba xeex ngir lépp li nga xam ne mooy seen moomeel ñu daal di koy amal ñu taxawal sax seen alliance boobu di soqali soppi ci kanam tuuti kii di Habib Faye dina ci dellusiwaat noonu ngeen ko gisee El Hadj Amadou Sall Oumar Sarr ñoom ñëpp sànq la ñu noppi ci seen ndaje. bu nu jógee ci wàllum politique bi ñu wax ci leneen muy jafe-jafe yi nu gis ci réseaux sociaux yi du sunuy kàddu dafa am ñu jóg rek taxawal mbir moo xamante ne si neenu la ko tax a jóg rek mooy fexe ba ndono li fi mag ñu baax ji bàyyi kenn bañ koo laal bu ñu waxee mag ñi nag mag diine yi ne ñu ñoo tax ñuy wax du ñu nangooti nag kenn di xotti seen warma ak koo mën a doon ba tax na sax yenn ci ay firnde jël nañ ko ba jébbal ko nguur gi la ñu bëgg rek mooy mu topp mbir mi ñu xupp képp koo xam ne dangaa jaar ci tànki xotti war ma sunu magi diine yi Maam Matar Gueye bokk nag ci kuréel googu ñu dippee taxawu donoy magi lislaam ngeen baal ma mi ngi dénk kàddu yi Aïssatou Gueye Ba ak Gervais Yawo. ñun indi woon nañu à peu près 10 audio yàlla dimbali nañu ba utiwaat nañ yeneen mu nekk 18 jébbal nañ ko ministre de l'intérieur jébbal nañ ko la division des investigations criminelles xam naa ñoom itam à leur tour mooy suñu njort dañ koy jébbal la brigade cybercriminalité buñ ci jógee wax naa ko sànq am na fa suñu loxo yem am na foo xam ne action parlementaire moo koy eggali kon wax nañu waxtaan nañu ak l'honorable Cheikh Mbacké Bara Dolly ànd na ci moom sax ci kuréel bi la bokk léegi il va porter le combat parlementaire fii may wax yow am député yu bari volontaire yu dañ ko ciy jàppale kon gëm nañu ne bu loi bi demee en plénière ñëppay voté gisuma ban député mooy taxaw naan saaga yi c'est normal ah bàyyi leen ñu saaga gisuma ko ñëpp a ciy ànd dinañ ko voté buñ ko voté nag ni Macky Sall la amee malaanu kiiraay ba il est à l'aise xam nga moo nga vacances biariste am na ñu ko tooñ ci ginnaawam article 80 dóor seen kaw ñu ngi ci rëbës am na ñaar ñu génn mais am na ko fa des waaw est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba mérité wul loolu est-ce que El Hadji Malick mérité wul loolu Baye Niass Baye Laye ñoom itam li leen war ci njaboot gi yëpp def nañ ko kon njaboot gi ñun ndéem am nañu jom mooy ñu joxante loxo aar seen doon lu rafet loolu ba ku ko bëgg a xajamal mbaa nga ba xëcc ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby intellectuel lobby maçonnique lobby homosexuel ak koo mën a doon ñu jóg jàmmaarloo. mu doonoon Maam Matar Gueye bokk ci Jamra waaye itam bokk ci kuréel gi ñu dippee taxawu doonoy magi lislaam na mu ko waxee mooy li ñu bëgg rek mooy fexe rek ba sunu magi diine yi ñu baleen fii te képp ku yor saay kàddu yu tegganiwut nga xam foo koy jëmale waaye itam boo ko defee daanu ko jëflante ak yow ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen gëstu bi aju ci wàllum tàggat yaram fi nag ci Ndakaaru li ñu nemmeeku rek mooy jumtukaay yi nga xam ne day tax ñu gën a ñoŋal tàggat yaram dafee tumuranke jafe-jafe yooyu nag tax na rek ba yëngu-yëngu yi dañuy gis ne day sooxe maanaam la ñuy xaar ci résultat duñu ko am loolu nag tax na sax ñu ne wala bokk na ci li ko waral stade yu bari fii boo laajtee ñu ne bés bu set dañ koy defaraat gi ak jekk-jekkal gi day mel ni lu tëw a noppi ana nan lañ war a def ba indi ci saafara wala bokk tolluwaay beeg mbir mi dañ ci ànd ak Ousmane Diallo ak Youssou Baro.
disponibilité infrastructure sportive nekk problème bu mag fii ci Dakar loolee tax na yenn activité sportive yi mënuñu ko def ci capitale bi lu ko waral. ñun ASC yu bëri ñi ngi banque seen loxo Ndakaaru ne duñu compétir parce que ñun gis nañ ne fu ñu jouer amul lan moo waral ne fu ñu jouer amul mooy que ne suñu stade yi nga xam ne moom la ñu yor Dakar dañu jëm ci ay chantier. bon déficitu stade yi moom dafa nekk ba pare te lu ñuy dund depuis presque ñetti at la at yu ginnaaw sax ñu ngi ko doon dund mais dafa gën a pire ci ñetti at yi ñu toos. loolee nag jural na ay gàllankoor ñu yëngatu ci wàllu sport rawatina waa mouvement nawetaan. mais depuis lors ñu tëj stade Demba Diop tëj yëpp nawetaan mënatuloo ko jouer ci loolu parce que te ASC dañuy souffrir parce que bu fekkee da nga nar a jouer pour un calendrier 3 matchs nga jouer benn match par mois 3 matchs yi nga jouer ko ci 3 mois tey jii nga war a toog prise en charge joueurs yi sur le plan médical sur le plan social da nga leen di jël en charge les joueurs sont payés ci nawetaan léegi da nga leen di fay journalièrement da nga leen di jox transport des transports qui varient entre peut-être 15 000 ak à 20 000 francs selon les ASC. fileeg boobu nag Ousmane Iyane Thiam di proposer association sportive et culturelle yi ñuy amal yeneeni activité man li may wax président ASC yi mooy nañu organiser yeneeni activité def ay activité yoo xam ne ci wàllum environnement la jëm ci wàllum cet par exemple ay activités yoo xam ne ci wàllum santé la jëm ay activités yoo xam ne activité yu mel ni ay activités sportives yu mel ni organiser ay petites catégories ñun ci ODEGAMu Dakar incha allah dinañ organiser petite catégorie football bu am solo fii ci Ndakaaru ci 2 dernières semaines septembre yi te itamit décidé nañ organiser tournoi basket ak tournoi pétanque ak def activité cet. depuis ba ñu tëjee stade Demba Diop ba tey nag compétition yi dañu leen a toxal loolee jural équipe yi ay jafe-jafe ci wàllu xaalis. Ousmane Diallo ñu sant la gërëm la mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi jaajëfal leen ci safoo bi kóolute bi ak cofeel gi duñu tay di ko wax Cheikh Tidiane Diawo noppi na dëgtal leen xibaar yi ci français desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias ñu fanaan jàmm.